bisimilah ci xibaar yi li ci gën a fës Barça wala Barsax gone yu bëri nekk ci réew mi ñi ngi ñàkk seen bakkan ci géej gi démb dirpaane seen ak gaal moo mbëkkante ak gaal gu yaboon ay ndaw ba am ñoo xamante ni kon réer nañ ci fanweer ak juróom-ñeent rek lañ ci gis ndax dafa am ñoom militaires yi luñ waxul ba tax na rek ab laaj daal di samp ginnaaw kon ñoom waa DIRPA bi nu génnee loolu jëm rek ci lu ni mel taxul nag gone yi ñoom découragé benn yoon fële ca Ndar rawatina quartier Pikine ñi nga xamante ni ñi ñàkk seen bakkan bari na ba léegi ña fa des moom nee nañ suñ mënee dem danañ wéy di dem daañu ci ànd ak Ousseynou Diop suñ naataangoo bi di Pape Alé Niang ak Modou Niang ñoom nag tribunal correctionnel daan na leen ku ci nekk ñetti weeru kaso yoo xamante ni duñ ko tudd ginnaaw rek bi ñu amee jafe-jafe ci wàllu yoon ak ministre bi ñu dénk wàllu enseignement supérieur di Cheikh Oumar Anne ñoom daañu ko joxit amende boo xamante rek dina toll kon ci 200 millions ak fukki millions yoo xamante ni kon di leen ko jox jëwlin ji ginnaaw kon bin dëkkee benn lettre ak livre daal di koy jagleel ko boobee jëwlin Nafi Ngom Keïta nag tribunal de bi nee na amul màqama ngir daal di koy atte bu dee xeex wàllu mbas mi fii ci Sénégal démb juróom-benni doomu aadama ñoom ñoo ko am juróom-ñaar ñi ngi ci sauvetage buñ sukkandikoo ci waa ministère de la santé jëwlin jin ko dénk moom di Abdoulaye Diouf Sarr daal di xëy rek dem ci dëkk yi di Thiénaba Kër Maam El Hadj wante tamit Ndiassane ngi rek xool ne sa liñ waajalee gàmmu gi foofu liñ bëgg nag mooy mbas mi bañ faa am ba tax na kon am na ab dispositif boo xamante ni jël nañ ko sa Sédhiou moom chrétien yi daal di rafetlu dogal bi nga xamante ni jàngu bi jël na ko ngir ñu commencé ubbi rek li nga xamante ni kon mooy bërëbu jàmmukaayu yàlla yooyu ñu wax rek ci li nga xamante ni kon moom moo xew ca France muy ay caricature yoo xamante ni ñoom waa France génn nañ ko ba tax na kon kii di Karim Xurum Xaq moom nee na rëccuwul dara lim def démb maanaam taal drapeau France bu amee dana ko defaat ndax waa France danoo xotti ormay kii di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca jamono ji sax waa Jamra ñoom ña nga ca ambassade bu France ngi rek daal di fay déposer lettre daañu xool it ban jeexantal la mën a am ci wàllu koom-koomu France ak ay borom xam-xam ginnaaw rek réewu jullit yu bëri yoo xamante jël nañ dogal ne kon dootuñ jëfandikoo ay ñam wala jumtukaay yoo xamante ni kon ñu ngay jógee ci réewum France mbokk yi su ngeen taaxirloo ñaatal xibaar yi. démb kon bi ma rax di jot waa DIRPA di kuréel gi dénk wàllu jokkoo bi ci armée bi génn nañ communiqué ne rek seen gaal gu mag gi nga xamante ni kon toppoon na gaal gu yaboon ay doomu Sénégal yu doon dem bitim réew ñu bëggoon ñu wàññeeku ñooñee lànk ba tax na rek ñaari gaal yi daal di fenqaloo ba am ñoo xamante ni kon réer nañ ca géej ga juróom-ñeent fukk wala fanweer ak juróom-ñaar rek lañ ci daal di mujj sauvé ña ci des nag ñu ngi doon xool fan lañ toll loolu nag tax rek ñu sampab laaj lan moo waral kon boobee accident am ndax ñoom danoo rek topp leen ngir doon leen irtal ba lu ni am ba tax na kon Mame Birame Diouf samp ci laaj ci jàngat bu mu ci def. gën a dooleel moo xamit gën a taxaw ci moyens yi ñu war a amal ngir xeex lii di mbëkk mi lu war la waaye it leneen lu ñu war a mën a bàyyi xel muy doxalin nga ak riposte que ñuy xaar ci agent yi ci surveillance gi ak fu mu munti doon rawatina ci biir géej ndax laale gi am ci diggante gaal nga xam yeboon na ay candidat ci immigration clandestine guddi ñaar fukk fan ak juróom benn ci weeru octobre ci waaxu Dakar yi ci digganteem ak ab patrouilleur bi di Sangomar jafe-jafe ga ca am ak tiis ga ca amit loolee ndax doonul ñu waroon a moytu doxalin ngañ doon xaar ci agent yi ba ñu gisee ñooñi biir géej ngir teg leen loxo te coow du jib tiis du ci am loolee ndax am na donte sax nee nañu ñii dañoo bañoon a taxaw ba taxit ca ga ñuy jéem a raw lañu kon mbëkk lii di patrouilleur googee di Sangomar agent yooyu kon mel ni seen responsabilité engagé wu na ci bakkan yi ñu mën a jàpp kon ne des na ci biir géej ndax it ba léegi kenn gisu leen waaye mu am fanweer ak juróom-ñeent ci ñoom ñoo xam ni jot nañ leen sauvé ba yóbbu leen ca base navale amiral Faye Gassama gannaaw gi si la ñaari patrouilleur waat jugaat dem biir géej ngir seeti fan la ñooñee nekk ak it ndax dese nañ bakkan enquête bi kon ñu ciy xaar ñu wax ñu ci lu leer mu am kon ay laaj yu samp ci moo xam gaawaay ak it mobiliser lépp lu jëm ci moyen ngir di teg loxo gaal yooyee buñ leen gisee te benn musiba du ci am waaye it bu fekkee ni am na ñoo xam ne nii lab nañu ñu mun leen it wàllu ci ni mu gaawee ba seen bakkan du ci des ni anam yi di tëddee ci incident yi faral di am biir géej ci fànn gi loolee kon ñu ciy xaar lu leer waaye it loo xam ne yi dinañ wax exactement ba compréhension nit ñi seen xel mun cee dal loolee kon doon taxawaay gi ñuy xaar ci kilifa rawatina ci état bu Sénégal ci lépp loo xam tey ji ñu ngi koy dund ci jafe-jafe rawatina ci immigration clandestine bi.
ñu dem ci quartier Pikine ca Ndar ku ne xam na ni nag foofa musiba bi rawatina gaal gi nga xamante ni kon moteur bi moom moo tàkkoon na jëppet barki démboo njaay ca géej ga lam fa jur ci loraange bari na taxul nag ñi nga xamante ni kon ñoom mucc nañ wala ñu nekk ca quartier ba découragé nañ nee nañ bis bu ñu amee occasion it daañu rek dem ndax jàpp na ni kon ci jafe-jafe la ñu nekk ba tax na kon rek ñu daal di yëkkati kàddu ci micro suñu naataangoo ca Ndar Ousseynou Diop ak Habib Seck. quartier Pikine. fii ba léegi askan wi ñu ngi ci naqaar ginnaaw ba ñenn ci seeni ay doom desee ci lu jëm ci wàllu mbëkk mi. donc tristesse bu métti wax dëgg yàlla parce que ñoo xam ne ñoo doon nekkandoo tout le temps di waxtaan donc bu nu xëy ñi dee doon ci condition yoo xam ne métti na aussi da vraiment ak ci condition yooyu vraiment daf nu métti. donc xam nga ni bakkan moom fu mu rotee moom yaa waxuma la koo xam sax koy dégg ni kii ñàkk na bakkanam ci anam yi ñu ko ñàkkee rek dalay métti. Barça wala Barsax doon loo xamante ni ba léegi xale yi dañ ko gëm ci seeni kàddu dëkk bi dafa tar lool. te ñuy wax naan mbir mi xaru la dafa fekk jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu dund ci seen i biir kër ñoom yëguñu ko. parce que xam nga aussi boo nekkee si dëkk amoo fi benn yaakaar di wut liggéey amoo liggéey xam nga yoon la aussi fekkee yow góor nga fekkee góor nga aussi nga dem wuti loo xamante ni daa si mën a. donc bu ñu amoon tey jii loo xamante ni rek jàpp mën nañ cee jàpp mën a suturaal seen bopp suturaal seen njaboot surtout suturaal ñi nga xamante ni ñoom la leen yàlla booleel je pense que ni dinañ ci mën a génn mais amuñu ko. Chérif Seck di ndaw bu dëkk ci Pikine Angle-Tal xaatam mooy way jur yi léegi dañu sax jàppale seeni doom yi di jox seeni natt ak lu ni mel mu gis ni li ko waral bokk na ci xat-xatu dëkk bi ak li nga xamante ni mooy mbas mi. dañ koy kolo fi leb fii sa yaay tege fii natt xam nga nekkul xaalis moom dañ liggéey leen ko boo xam ne dañ koy leb fii donc voilà parce que am nañu yaakaar bu ñu demee ëllëg aussi mënoon am lu ëpp loolu daal donc dafa metti daal dëkk bi pour nga toog liggéey fii yenn xaalis yi ñu waxante dëgg dafa metti amul infrastructure amul liggéey ak coronavirus bi ñu jógee c'est difficile pour les jeunes gis nga ñu ngi toog nii donc voilà. xaatu Daoud Diagne lu ñu këtt moom lu ñu jon rek moo koy faj te foog kon gouvernement bi xaat ci lu jëm ci wàllu xëyub ndaw ñi jàppale leen bu dul loolu mbir mi dina gën a tar. rek gars yi dinañ am lu ñu mën a teg seen loxo ndax sinon rek donc gars yi du ñu mën a calculer li nga xamante ni moom la ñuy perte. dem tugal xale yi jamono jile dañ ko jël ndaw yi ñoom ni loolee du benn yoon xaru waaye nag gëm sa bopp la am fulla jóg taxaw ngir mën a tekki suba. Barça wala Barsax gi ndaw ñi jógte nag jëwriñ ji dénk wàllu napp bi di Alioune Ndoye moom nee na bu kenn ne dañoo jël licence yi jox ko waa bitim réew ba tax na kon ñoom rawatina nappkat yi amatul li ñu jàpp moom dafa joxoñ baaraamu tuuma ñi organiser yooyu voyage jàpp ni rek réseau mafieux lañ te tamit yoon daf leen a war a teg loxo moom yi këtti kàddu yi démb ca Diamniadio bi mi dalal ay acteurs locaux yoo xamante ni kon ñi ngi yëngatu ci wàllum napp ñu déglu ko ci micro Ousseynou Thiam ak Bamba Samb. waaw parce que dafa mel ne dafa am li ñuy wax filière bu bees boo jàppee immigration clandestine may fàttali ni souvent ay réseau ñoo koy organiser donc il faut les qualifier ñoo xam ne pour man ay mafieux lañ ñoo koy organiser parce que ñoom liñ ci wut utum alal lañ ci wut utuñu leneen dafa amoon yeneen filières yu amoon waaw dañ daan jaar par le voilà parfois désert bi parfois voilà mais bi ci mujj bi ñu doon wax li ci ëpp mooy ay Libye parce que moo gënoon a jegeñ mais dafa mel na léegi ak difficulté yi fi am dañu ubbi bu bees mooy jaar ci géej gi pour jot les premiers territoires espagnols ak yooyu parce que moo gën a jegeñ donc filière bu bees boobu il faut ñu xool rapidement nan lañ koy xeexee de façon efficace wax ni am mbir boo ko bëggee saafara il faut nga xool exactement ni mu tëddee parce que boo waxee loo xam ne dëppool ak li am amaana saafara bi ngi ciy indi dana jur jàngoro. Donc loolu pour moytu ko il faut ñu xool parce que boo ko rattaché à un secteur parce que xëy na coow am na fan yeeg yooyu nga profité ci pour wax ni tel secteur la yaa ngi ndax sa bopp dina xaale askan bi. njiital kuréel gi di Otra Africa di xeex rek lépp loo xamante ne kon mooy tukki bu jaarul ci yoon te taxawu ñu nekk ca bitim réew jàpp na ni kilifa yi suñ bëggee xeex lu ni mel faw rek ñu wutal ndaw ñi ci loo xamante ni mën nañ koo jàpp nu ko may lii day wéy te xamuñ kañ lay dakk gis-gis boobu it soxna si di bétti loxo fay xam-xamam màcc ci wàllu tukki daal di ci jàng lu bëree bëri bind ci téere moom it loolu la gis ñu ànd ceeg Alhassane Ba ak Babacar Dione. 2015 laa pare woon sama mémoire ci ma bindoon ko ci les réfugiés en Afrique de l'Ouest la protection des réfugiés en Afrique de l'Ouest ñun ñoo nekkoon la promotion de feu Ousmane Tanor Dieng. li xew ci géej gi nekk na li nga xamante ni metti na wante itam yërëmtalu na ndax ndaw ñi nga xamante ni ñu ngi ñàkk seen bakkan ci géej gi. ñun si mois de mai
la ñu njëkk bi fi bateau génnee dem ba biir Tenerife te dara kiiwu fa si mois de mai la ñu taxaw ne gaal yi ñu ngi génnaat te gaal yi dañu génnaat ndaxte boobu géej gi dal na te période bi permettre na ko mais bi ñuy wax boobu tamit dañ leen waxoon ni que buñ si jugulee léegi gaal yi dañu gën a dem. ñooñu dem ci géej gi ñoom mooy li ñuy woowee ci wàllu migration des migrants économiques maanaam ñoom dañu nekk ñoo nga xamante ni dañuy déplacé wu di fi jóge pour wut dara lu ñu am mën nañu wax ne bu fekkoon ne li ñu bëggoon wala li ñu doon wut am nañ ko fii seen dëkk defe naa ne duñu jóg di dem ba di jël gaal yi ba di ci ñàkk seen bakkan parce que ak lu ñu mënti wax kenn naatablewul ni dëkk bi dafa metti torop. mu nekk ab problème bi nga xam ne nag problème bu xóot la boo xoolee par exemple Betty moom ab diplômé la bi nga xam ne amagul liggéey mu yor masteram boobu ba léegi ñetti at a ngi nii mu ngi wër liggéey mënu ko am fi mu mujjee mooy di wut li mu jaay. boobu ba tey ñi ngi wër di daw ci gannaaw emploi pour ma débrouiller wu sax damay obligé léegi je me suis convertie en vendeuse de beignets ak jus loolu laay def pour mën ci génn tellement que situation yi dafa metti ba nga xamante ni gaa moom jël gaal kenn digalewu ko kenn santaanewu ko mais dañuy jàpp ni rek ni méttit moom moo waral peut-être ak ñàkk bu tar bu nekk ci dëkk bi. njiitalu Otra Africa jàpp na ni faaw nag ñu taxawal ay politique yoo xam ne ay politique yu am solo la ngir ñu fexe nag ba saafara yëf yi. gis nga problème mu ndóol bi. xale yi bëgg a xëy amuñu xëy tant que loolu juguñu ci taxaw lii day am ñu rax ci dolli gaal yi li ko ñàkk a wóor mooy li ñuy làkkatu di génn. loolu la ñu war a fexe xeex ñun ñëpp loolu dak te loolu nan moo koy mën a dak mooy ni que nguur gi mën a toog ak ay partenaires am Union européenne ñu xool ay programme cohérent xale yi kenn mënu leen tënk ci dëkk bi. fukk ak ñetti ndaw yi nga xam ne nag ñu ngi bàyyeekoo ca Saint-Louis ñoom ñoo jot a ñàkk seen bakkan ci explosion gaal gi nga xam ne nag dafa yóbboon ay ndaw yu bëggoon dem biti réew buñ sukkandikoo ci maire bi kilifa yi nga xam ne nag ñu ngi fare ci nguur gi ñu ngi leen di xaarandi foofule ngir jébbal seen njaal. ñu wax ci wàllu yoon maa ngi leen ko doon wax sànq jafe-jafe bi doxoon ci diggante ministre bi ñu dénk wàllu njàng mi kaw mi di Cheikh Oumar Anne ak journaliste bi di Pape Alé Niang Mody Niang kon tribunal correctionnel bu Ndakaaru génn na ci dogal moom nag daan Pape Alé Niang ak Mody Niang ku ci nekk rek ñetti weeru kaso yoo xamante ne kon duñ ko tudd ñu koy wax kon sursis ba tax na rek lim leen toppee nag mooy complicité de diffamation ak tamit ay sos ñoom nag dinañ jëlit fukki millions yoo xamante ni kon dinañ ko fay ministre bi wante seen avocat nee na rek dinañ interjeté appel ngi rek ñu xoolaat kon ne say defaat ba xool boobee atte bu dee nag lu soxal ki fi jiite woon of nag di Nafi Ngom Keïta tribunal bi moom nee na amul maqam maanaam compétence ngir daal di ci àddu daañ ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo ñu wax rek ci jafe-jafe yi nga xamante ni am na ci littoral bu Sénégal rawatina corniche est bi nga xamante ni yenn saa yi suuf sa dafay màbb ba tax na rek yenn cay dëkkuwaay di daan loolu nag jëwriñ ji nga xamante ni moom lañ dénk wàllu mine ak géologie démb daje na ci ay borom yi xam-xam ñu ngir ñu xool nee say def rek ba musiba bañ am ci boobee diwaan ci Ndakaaru la nag moom mi nga xamante ni kon moom mooy Sophie Gladima Sy bi nee na rek daañu def seen kéemtulaay kàttan ba yokk jumtukaay yi su ko defee kon ñu mën a xeex li tubaab naan éboulement ñu déglu ko ci micro Mohamed Samb ak Lamine Mandia. day juddu màgg dee suuf si fi muy juddoo nag mooy fa nga xam ne dafa xar ñu naan ko ñun faay lañ ko tuddee te fi nga xam ne mooy presqu'île du Cap-Vert faay yooyu yàgg na fi bari na fi am na si yu mag am na si yu ndaw yu mag yi day jógee fii Cap-Vert dem ba Thiès dem géej soo leen ñi tàmm di jaar ci corniche bi gisoon ngeen na fit amoon na at kenn mënu woon jaar ci gannaaw corniche bi côté gannaaw lagon avant sa incident bi di am mais loolu def ñu phénomène yoo xam ne yàgg na fa ndaxte tout le temps am na benn faille boo xam ne ci gannaaw guy bi nekk ci gannaaw présidence su amee ñu am nañ seetlu dañuy gis ne tali bi day xar tout le temps xar-xar boobu nag li ñuy naan faille mooy xotteeku boobu ma wax moo fa nekk xotteeku mooy comme mbubb xotteeku bi su fi nekkee te kenn du fa jaar xotteeku bi du avancé mais xotteeku bi ak oto yi jaar ak taw bi si tegu xotteeku bi day gën a ubbeeku donc buntu pale sax daf fay jaar ku fay jaar di nga sentir ne yoon bi day bouger soo jógee hôpital Dantec gi tamit di dem da ngay sentir ne da ngay wàcc ndax dafa am xotteeku bu fa nekk loolu nag président joxoon ñu ndigal ne pour tey ñu xoolal ko fan la fa nga xam ne foofu la gën a néewee ñu war ko mën a xool saytu ko pour seet est-ce que nit ña fay tabax ou bien tali bañ fa war a def ndax waruñu ko gën a aar
waxuñu ne kenn waru fa tabax waaye ou bien kenn waru fa def tali mais sañ koy def war nañu bàyyi xel la nga xam ne moo nekk ci suuf. ñu des ci coow li wàllu politique rawatina la xew ca parti socialiste ginnaaw ministre bi ñu dénk wàllu ak assainissement di Serigne Mbaye Thiam bi génnee ne moom am na yéene ngi rek daal di wutu Aminata Mbengue Ndiaye ca bopp parti bi démb nag ñi jege soxna Aminata Mbengue Ndiaye kon songoon nan kii di Serigne Mbaye Thiam ay jege ñaale jëwleen di ñoom it daal di tontu tey ne ñooñu daal yàq dara leen tax a jóg ba tax na rek kon lépp loo xamante ne ay tuumalu yun joxoñ kii di Serigne Mbaye Thiam dara amu ci moom li mu bëgg rek mooy démocratie kon gën a am ci parti bu dee nag ñàkk base bi ni wax nee nan loolu amul ba tax na kon Katim Touré mi nga xamante ni moom moo wax seen kàddu ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gaye. man dama pose la question quelquefois sax lu tax war a coow li parce que man ni ma gisee le ministre li mu waxee wax ji tellement dafa ànd ak dal ànd ak yar ànd ak démocratie boo xam ne man gisuma leen mu ci war a coow nañ seen âge nañ seen intérim bi kan lañ koy jox soxla nga ko mu ne su ngeen ma ko joxee suñu doyee nit ñi soxla naa ko mais loolu dafa neex su doyee nit ñi soxla naa ko mais quand même amul kenn kuy def ambition wala activité politique tamit ambition même man mi waxoo yéen tey sax am naa ambition nekk un général un secrétaire national man kon vraiment man xaw ma le pourquoi de ces bruits là xaw ma ko. li ma lay wax rek man mooy parti socialiste fi mu toll mooy sama waxu dem mooy sama waxu tey ñëpp xam nañ ma ci loolu fu mu toll léegi dafa soxlawut de gauche ou bien à droite lu mu soxla ñu bokk fu ñuy xool bokk fu ñu jëm yëkkati ko ndoor tegee ndoor waaw dama lay wax benn mbir man en tant que Katim tey man mi xam ne. amul benn ndomba tànk bu ma yor man yoruma benn ndomba tànk mais lu mu ndaw am naa base politique lan mooy base politique dafa waxoo la ko fa nga ak âge yi nga am tey ñu toog ñu ne amul la base politique te il gère la section de la commune de Keur Madiabel il gère la section de l'arrondissement de Back Ngouna il assure la section la coordination du Nioro du Rip de l'union départementale Nioro du Rip ba pare nag yàlla dimbale ko mu am ay jaar-jaar ñun li ñuy wax mooy. réeroo am na waaye gannaaw réeroo na waxtaan mu am te wolof nee ne c'est pencam réeroo mu ne sémmiñu waxtaan moo koy gor te am naa yaakaar ne sémmiñu kilifa ngi koy xool te waxtaan dana am te jubóo dana am. ñu wax lu soxal mbas mi fii ci Sénégal ku ne xam ne ni nag jàngoro ji di coronavirus indi na yenn saa yi ay jafe-jafe ca barabu liggéeyukaay yi rawatina diggante kon njaatige yi ak yooyee liggéeykat ba tax na rek fële ca Kaolack ay borom xam-xam daal di ci amal benn loolu doon waxtaanee li naan télétravail maanaam ngir bañee ndaje mi am ñoo xam daneen woon ñu toog seen kër di fa liggéey wante nag amul benn loi texte bu ko encadré te loolu indi na kon ay réeroo ba tax na rek kon ñu doon xool nee say def ba joyante lu ni mel. Ibrahima Diamé Fally Gaye. jàppante yi ci biir bërëbu liggéeykaay yi diggante kon employeur ak employé lu am la te bari lool yenn saay loolu nag li koy waral li ci bëri moo di ne ñàkk maîtriser li nga xamante ne moom la code du travail wax. donc yooyu c'est des difficultés mais am na ñoo xamante ne nag dafa am même le niveau élémentaire ci réglementation bi xamuñu ko parce que peut-être seen niveau d'information seen niveau d'instruction àggul foo xamante ne. danañ mën a approprier de ces textes là pour mun ko mettre en œuvre ñàkk a xam li textes yi di wundu mooy andi yenn difficultés yi. mbas mi nag yombalul woon mbir mi ndax ci la ñu nemmeeku ne ci la problème yi gën a bëri diggante liggéeykat yi ak seeni patron bu ñu sukkandikoo ci kii di inspecteur. et boo xoolee situation climat bi fi mu toll nii mooy li ñu mën a wax amoon na ay conflits yu fi amoon ñu ko daan gérer mais nañ xam ne mbas mi dafa gën a exacerber yenn affaire maanaam dafa gën a feeñal yenn difficultés yi parce que justement mbas mi dafa ñëw feeñal yoo xamante ne ay insuffisance la ci réglementation bi ay lacunes yoo xamante ne certainement dans les prochains jours danañ ko jéem a corriger. ngir nag moytu réero yi ci biir entreprise bi moo tax ñi di ay liggéeykat ànd ak ay syndicalistes daal di amal benn ndaje waxtaan ci li ñuy duppee kon négociation collective. négociation collective maanaam dafa am loo xam ne liggéeykat bi la njaatigeem ak état bi nga xam ne moom moo nekk arbitre donc ñett ñooñu dañoo war a toog fu ñu toll di waxtaan ngir lu jëmal liggéeykat yi kanam liggéeykat nag fu mu nekk ci syndicat ngir xeex àqam ak yelleefam la bu boobaa nag njaate bi muy jàkkaarlool ak état bi nga xam ne moom moo fi ne ci diggante bi ñu mën di toog di waxtaan ngir yokkute mën a am ci liggéeykat yi ñu ci seen bopp. ci gis-gisu liggéeykat yi de nag ndaje bi de am na solo trop ndax dina tax ku nekk xam li code du travail wax bu ko defee ñu mën a moytu li nga xamante ne yoon mayewu ko.
ci mbas moomu lañu des bilan wu tey bi nii la tëddee juróom-benni doomu aadama kon ñoom ñoo ci am jàngoro ji buñ sukkandikoo ci waa ministère de la santé ñett ña kon ay cas contact lan yu ni topp ngir rek xool seen wér-gu-yaram fu mu toll bu dee cas importé yi ak tamit cas issu comme contamination communautaire yooyu ñaar la kon benn cas importé kese kon lan daal di enregistré buñ sukkandikoo kon ci directeur bi ndekk wàllu prévention nee nañu it juróom-ñaari doomu aadama kon ñoom ñoo nekk ci sauvetage fi ñu toll ni nag Sénégal li ñuy enregistré ci cas toll na kon ci fukki ju nekk juróom ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn cas yoo xamante ni kon déclaré nañ leen positif ci ñoom nag fukki junni yaak ñeent ak ñeent fukki yaak fanweer ak juróom-ñaar ya wér nañ ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ñoom ñoo ci kon ñàkk seen bakkan fi ñu nekk nag jamono ji ci centre de traitement yi ñu ngi toll ci juróom-ñetti téeméer ak fukk ak benn muy bilan boo xamante ni kon ministère de la santé et de l'action sociale ñoom ñoo ko génn ca jamono jooju nag moom Abdoulaye Diouf Sarr mi jiite kër jëwlin jooju amoon na doxu nemmeeku ci région bu Thiès ci diwaan yi nga xamante ni ñu ngi waajal bu baax gàmmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Thiénaba Ndiassane ak kër maam El Hadji Ndiégène foofu nag doon na xool lekk jumtukaay yi nga xamante ni kon teg nañ ko fa rek ngir nit ñi respecté gestes barrières yi bu ñëwee di màggal guddig yonent bi rawatina rek fexe ba nga xamante ni kon mbas ma du fa jaar ba daal di law ñu ànd ceeg Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. moo yor wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr àndoon ak ay chef de service am doon nemmeeku dëkk yi nga xamante ni fa la ñuy amal gàmmu doore ko Thiénaba wàcc Ndiassane laataa ñuy ñëw kër maam El Hadji Ndiégène xalif généraux yëpp dalal ko moom yuppi na programme bi nga xamante ne teg nañu ko lu jëm ci gàmmu yi ci wàllu wér-gu-yaram te nag mu dajee ak li nga xamante ne moom mooy lëmbee réew mi di mbas mi. ñu ngi ñëw fii tey Ndiassane pour xool dispositif sanitaire bi may féliciter di remercier képp koo xamante ne vraiment bokk nga si. ñu dem Thiénaba bu ñu fi jógee dañuy dem fële si Thiès gis famille Ndiégène li waral tournée boobu nag mooy xool est-ce que si contexte pandémie bi ñu nekk ndax gàmmu bi jël nañ disposition yépp pour mën ko préparer dans les meilleures conditions ba virus bi du mën a law. ñu ngi ñaan rek personnel de santé et d'action sociale yi ñu taxaw jàpp pour que pendant le gàmmu ñu taxawaay boo xamante ne bu gàmmu bi jeexee duñu am benn torof si wàllu pandémie. ki yor kàddu xalif général bu Ndiassane yëkkati kàddoom di sàkku nag ci nguur gi ñu tabax ab centre de santé ci dëkk bii di Ndiassane. dana la ñaan lool. insister ci lool. ci centre de santé. ci centre de santé bi. Ndiassane dafa yaatu. Ndiassane dafa yaatu. ndax li mu ëmb. boot ko. te seen yaakaar nekk Ndiassane. dafa yaatu lool. loolee jëwriñ ji yor wàllu wér-gu-yaram xalaat ne daañu ko gëstu. te lu toll ci fukki millions ak juróom-ñeent génn nañ ko seen gafaka ngir jënd ko ay garab fukki millions yi ñu jagleel ko waa Ndiassane juróom-ñeent millions yi ñu jagleel ko waa Thiénaba. wàllu diine ba léegi fi mu toll nag jàngu bi daal di jël dogal rek ngir tàmbaliwaat jaamu yàlla gi kon ci église yi barki Demba Ndiaye kon la ko archevêque bu Ndakaaru daal di wax loolu nag ñi ngi ko bëgg a tàmbali kon ci weeru novembre yi muy loo xamante ni fële ca Sédhiou ñii di way ngëm yi daal di nañ koy rafetlu bu baax a baax wante nag curé bi ñu dénk paroisse Saint-Jean de l'église moom nag nee na rek mi ngi sàkk kon ci taalibe yi suñ ñëwee kon ñu respecté li naan geste barrière yi su ko defee kon xeex mbas mi di daal di wéy Bakary Konté ak Khali Diamé. église yi fu mu nekk nii dañ leen tëjoon autorités yi nag yoo xamante ne ñoo nekk fii ci doon Sénégal daal di jiite l'église yi ñoo daal di décider ñi ne dañ koy tijjiwaat mu nekk nouvelle boo xamante ne askan bi fii ci doon Sédhiou fidèles chrétiens yi dañ ko rafetlu loolu. xam nañ ko depuis mois de mars ba léegi sunu jàngu yi dañ ko tëj ndax fidèles yi yëpp seen kër lañ doon toog di jaamu seen yàlla. bu ñu nee nañu ibbaat église yi commencé jàngaat mees amul lu dul sant yàlla gërëm ko ndax xaar bi yàgg na lool te loolu la sunu njiit si monseigneur yi di rafetlu si sunu catholique yi. kontaan nañu trop parce que depuis mois de mars célébré wu ñu ay messe bien vrai que prêtres yi dañ daan def ay messe entre ñoom. mais fidèles yi kontaan nañ trop parce que dinañu mën a dundalaat suñu ngëm te reprendre activité paroissiale yi. ñu ne nag bu fekkee loolu dañ ko war a amal mesures sanitaires yi ñu ngi ñaax ñëpp ñoo xamante ne nekk na ay fidèles chrétiens ñi daal koy respecté. wante ñoo ngi ñuy ñaaxaat bu baax
ndax xam nañu fu ñu nekk ni mbas bi jógewu fi mu ngi fi ba léegi képp ku suñu rek gën a doole si xeex bi le ku nekk def ni boppam ne xeex bi maa ko moom ñun ñëpp la ku nekk gën a aar boppam aar sa bopp may la ñu respecté lu ñu waa ministère de santé yégal fu ñu toll nii bépp sénégalais xam na mesures yu état bi édicté te balaa chaque célébration foog naa ni ku nekk xam nga ni war nga raxas say loxo war nga utiliser gel hydroalcoolique war nga respecter distanciation bi te war nga sol masque tamit. Monseigneur Benjamin Ndiaye daal di signé communiqué bi félicité fidèles chrétiens yi ndax xaar bi nu muy yàggee loolu ñuy xaar te lépp ñu ngi ko doon def ci dignité ak ci gëm-gëm loolu lépp mu leen di félicité ci xaar boobule. ci suñu yeneen xibaar di leen ñëwaat kon ci protocole sanitaire bi nga xamante ne kon église bi génne na ko ngir rek daal di koy fàttali way ngëm yi bu dee nag wàllu bitim réew ku ne xam na ni kon France coow daal dina fay jib ginnaaw rek kon bi président Emmanuel Macron ne kon ñoom duñ dakk di rek daal di caricaturer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci noonu nag waa ONG Jamra jamono ji kon ña nga fële ci ambassade France ngir daal di fay rek jébal benn lettre bataaxal ngir ñaawlu taxawaayu France démb nag activiste bi di Xarim Xurum Xaq di Abdou Karim Gueye moom ak i ñooñom demoon nañ ci place de l'Obélisque doon fa manifester ba taal fa drapeau France ci noonu nag police dañ leen di jàpp ñu yendu ca commissariat ba nee na nag amul lenn loo xamante ni rëccu nañ ko ci acte bi ñu def ndax danoo jàpp ni kon France li mu def tooñ la ñu déglu ko moom moo nekkoon suñu gàñ ci info du matin tey suba. sax France am na ci dëkk yoo xam ne nee nañ dañuy def ay projection maanaam ay genre écran yu mag a mag yoo xam dañuy wane ay caricature maanaam ay dessin yoo xam dafa ñaaw naan kii mooy Seydina Mohamed loolu lépp ci saaga la ci jullit yi loolu nag nekk lu ñu metti ñun nag comme yàlla dafa def suñu dëkk politiquement ñun suñu diine amul doole ci politique bi ndax réew mi ni ñu ko lay taayee diine amu ci wàll ñun les musulmans le peuple les musulmans du Sénégal ñun en tant que activiste ak membre du mouvement Nittu Dëgg Valeurs on a fait le choix dem def leen naqari comme ñoom ni ñu defee ñu naqari ndax ñoom bu ñu xamee seen politique maçonnique yooyu dañoo gëm seen symbole franc-maçon yi mooy seen drapeau yooyu seen drapeau yeeg seen institution yeeg seen yooyu dañu ko gëm alors ñun ne comme ñoom tooñ nañu ñun tamit dañuy dem lakk drapeau France bi wan leen ni li ngeen def naqari nañu waaw jàpp nañu si bi ñu jàppee nañu def trouble à l'ordre public aussi que dañu lakk drapeau France ndax xam nañ drapeau réew lu muy représenté ndax xam nañ drapeau symbole bu sacré la ma ni leen dara gënul sacré prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam ñun pour ñun prophète Mohammed moo gën àdduna bi ñun moo ñu gënal suñu ndey gënal ñu suñu baay donc alors kooku bu fekkee ne ñoom dañ ko saaga ñun lañ saaga alors ñun aussi dañuy ni tooñ dañuy fayu te fayu bi li ñu amuñu arme duñu kamikaze duñu ay terroriste li ñu mën def rek mooy ñoom li ñu yaakaar muy seen symbole yooyu ñun tamit ñu lakk ko loolu lañ def bi ñu demee Obélisque dem ci noonu nag jox nañ kàddu gi borom xam-xam ci wàllu koom ak koo xamante ni xam-xamam dafa màcc ci relation internationale jëflante réew ak réew li ñu jàpp mooy France dogal bi nga xamante ni yenn réew arab yi jël nañ ko ngir rek daal di boycotté seen i produits mën naa am njeexital ci seen koom-koom rawatina kon bi koom-koom gi naax saaye ci jamonoy mbas bi buñ sukkandiku kon ci docteur Khadim Bamba Diagne ak Alpha Wali Diallo ñoom nag dañoo jàpp ni rek France kon liberté d'expression bi ni woote te bu fekkente ni kon nee nañ rek réewum kii président ba daf leen a tooñ ba tànn kon ñu koy ñaawlu loolu daal àndul loolu nag ñu ànd ci ak reportage yu Fatimata Touré ak Ababacar Camara. déclaration président Emmanuel Macron daal ci metti ñu bëri ñi nga xam ne sax dañoo bokk ci communauté musulmane loolee sax moo waral dëkk yu bëri daal di rek jël décision boycotté li nga xam ne nag moo di produit français yi loolee nag mun a am ay jeexital bu baax ci économie France bu ñu sukkandikoo ci kàddu économiste bi. mais sur le plan économique France nekkul pays boo xamante ni dafa am ay ressources naturelles yu doy li muy dundee mooy commerce li muy dundee mooy tourisme li muy dundee mooy en fait ñi nga xamante ni ñu ngi koy def ak yenn dëkk yi bu ñu boycotté pendant une semaine 2 semaines 3 semaines produits français yi entreprise français yi bu ñu sëngeemee président bi dina xam ni jeu bi baaxatul. position Emmanuel Macron soo koy xool dafa mel ni rek détournement objectif maanaam di xool feneen ndaxte bu ñu seetloo mbas bi dafa laal bu baax seen dëkk. xam nga France dañoo tàmm benn jeu boo xamante ni boo xoolee yenn candidat yu mel ni Marine Le Pen loolu mooy seen doole. seen doole mooy lan attaquer noirs yi attaquer jullit ñi attaquer immigration clandestine loolu mooy seen terrain de jeu léegi bu élection jege rek président bu nekk en place day bëgg am ay nit pour mu am ay nit day commencer di wan ni. fii Marine Le Pen di tëbee ñooñu la soxla maintenant bu jullit ñi amee fulla ak fayda bañ a dem vacances en France bañ a jënd des produits français
dañu dóor fi nga xamante ni moo commencé métti en France parce que sur le plan économique France dafa commencé di régresser wu bu baax a baax. ci wàllum diplomatie tamit mu mën a daal di am ay jeexital suñu xamee ni rek ni France sax ak Turquie ñoom ñi de sax duñu laalee loole nag ki nga xam ni xam-xamam màcc na jëm ci wàllum relation internationale daal di xamale. Le climat entre la France teetloo France dafa rek jiwook dëkk yu bari maanaam seen diggante rataxatul lu koy firndeel rek mooy digganteem ak waa Turquie moo tax nag buy continuer nii digganteem ak ñi nga xam ne yeneen dëkk la ci wàllum diplomatie dina daal di metti bu baax. bañ bi nga xam ni dëkk yu bëri fësal nañ ko ni rek bëgguñu li nga xam ni moo di l'islam di commencer di indi ay jeexital yu bëree bëri ay nit sax di ci ñàkk seen bakkan suñu sukkandikoo ci kàddu ñi nga xam ne nag la ñu daati rek tàllal suñuy micro tey nag France amul benn intérêt rek daati jàmmaarloo ko ñi nga xam ne rek ñooy communauté musulmane bu fekkee ni seen économie lu ci ëpp ci dëkk yooyu lay daati jógee. balaa li gën a fës ci yenn kaay yi ñu dem rek wax lu soxal mbiram Guinée ginnaaw rek caaw la nga xamante ni kon élection présidentielle jël na ko kuréel yi nga xamante ni kon mbootaayu xeet yi ak ñii di CEDEAO yabaloon nañ ko fa ñu ngi sàkku rek kon ci kilifa yi ñu daal di bàyyi wër ndomb gi nga xamante ne kon wër nañ ko ndomb kër Cellou Dalein Diallo ba munul dem munul dikk loolu nag bëgg nañ mu daal di dàkk su ko defee kon bokk na ci lay indi jàmm foofa ca Guinée kuréel gi di FOGECA ñu dénk ko kon wàllu koom-koom ak émergence ñoom it nee nañ rek ñi ngi tàllal loxo kilifa yi nga xamante ni kon ñoom ñoo nekk ca Guinée ak Côte d'Ivoire dàqun sax dugal loxo ne say def kon ba jàmm daal di cay dellusi buñ sukkandikoo ci communiqué boo xamante ni kon Amadou Diagne mi ko jiite moom moo ko daal di signé ngir rek su ko defee kon jàmm mën a dox ca diggante Guinée Côte d'Ivoire ginnaaw rek élection présidentielle yi nga xamante ni kon mi ngi fay jur coow daañu ci dellusiwaat ca nam gën a yaatoo li gën a fës ci yenn kaay yi mbokk yi ñu ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf wax ju rëy ja Ousa Diallo waxoon président Abdou Diouf ba muy bëgg a xar suuf si dugg ci suur soi wax na ko Macky Sall président ku ne la réew mi neex na daf lay nax bil yéenekaay bi lan moo tax Macky Sall ak ñi mu àndal bëgg a xaati goon ci ne taux de chômage bi ci réew mi amul doole te bés bu yàlla sàkk ñu dégg ci réew mi gone yu mbëkk mi jël gaali loo cay wutali Barça ba ñu bari ci ñoom di far di mujjee Barsàq xewit wi dellu si ci réew mi di Barça wala Barsàq yéenekaay bi nañu dulu rafet ci derub Kor Marème boole ci ki dafay firndeel ne ngóor wàccaaca ab jeunesse am gëmatuñu ko amatuñu ci moom yaakaar Vox Populi nañu gouvernement bi def na ay xayma maanaam bilan ci li xew ci réew mi fan yi mu di immigration clandestine gi nee nañu ci diirub ñaar fukki fan ci ñu bëggoon a dem bitim réew jaaree ko ci géej gi wala nañu ci géej gi lu toll ci ñetti téeméeri doomi aadama ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñiy yóbbuwaate di les convoyeurs jàpp nañu ci ñoom ñaar fukk ak juróom-ñett teg loxo juróomi gaali loo ca yu naroon a takk mbëkk wutali bitim réew journal bi nañu démb rek patrouille yu Sangomar bu marine nationale seppee nañu ci waaxi Ndakaaru yu fanweeri doomi aadama ak juróom-ñeent yu newoon ci gaal gu bëggoon a dem bitim réew gaal ga moo doon dàqanteeg Sangomar bu marine nationale ca la ñu mbëkkante ca la gaalu looco gi këpp l'observateur dañu nettali minute par minute ni mbiree demee gaal gi Soumbédioune la déparé woon juróom-ñaar fukki doomi aadama ñoo ca ne woon ñoo ngi jugee Ngaay Ndar ak Gueule Tapée bi gaal gi mbëkkante ak Sangomar jot nañu sowee ci migrants yi fanweer ak juróom-ñeent ci waaxi Ndakaaru yi fay tolloog Almadi journal bi nee nañu fa la mbëkkante gi amee journal La Tribune nañu fanweer ak juróom-ñeent kese la ñu sowee ci yëf yi ña ca des ñëpp kenn xamul fu leen jant bi tiim ñoo ngi wéyal wër gi ba léegi nag journal Libération xëy xibaar bi ci xëtamu njëkk Barça wala Barsàq am na jeneen jéyee ju amati ci géej gi gaalu looco gu yaboon ni nit bëggoon a dem bitim réew gaal ga mu wëngeeju ci waaxi Ndakaaru yi waax yi mu di géej gi ndoxum sawara la ko anki dina kay tuddee immigration clandestine mi ngi gën di takkarnaase ci réew mi jëy yaak njombe li muy jur ne jasar ci réew mi anki dina kay nañu ñaar fukki nit ak lu teg dee nañu ci géej gi gannaaw ba seenu gaal mbëkkante gaalu marine nationale le président national di Macky Sall anki dina kay nee nañu li mu santaane moo di ñu boole doole yi ngir jële fi mbëkk mi journal Les Échos nañu jugu fi musiba mi ngi fi ba léegi géej gi dem ba soppali ko doone armeel ngir ndawi réew mi gouvernement bi mel ne ku ca tële gouvernement bi moo jaay géej gi moo tax gune yi jël gaal yi la Sénégal nee nañu wax jooje ministre de la pêche Aliou Ndoye nee na du ko dégg yëral xët mu njëkk journal bi ba muy dalal coordonnateur yu conseil local de la pêche artisanale di CLPA yi fa la xam leen ñiy wax loolee xamuñu lu ñuy wax li sababoon ndajama journal las nañu moo di fexe ba amuk déggoo ci diggante ñi séq napp gi ngir ñi yëngu ci napp gi mën a dund ci napp gi ñi séq pêche artisanale bi ci réew mi yéen a kaay bi nee nañu ànd nañu ak seenu jëwriñ ci doxalinam Abdourahmane Kane dib sociologue mi ngi xëy di jàngat ci Source A li tax ba gonay réew mi jëlaan bëkk mi Sud Quotidien nañu ak lu ci mën di xew li xew mu di li indiwaat Barça wala Barsàq opposition bi ci réew mi ngi koy jiiñ état bi di raggub deram kenn ci gaay yi état bi di Dame Diop ministre emploi ak formation professionnelle di wax ci xët mu njëkku la Sénégal ne réew mi di Sénégal amul problème emploi yi am ci réew mi bari na ci yoo xam ne ku ko dégg jàpp sa gémmiñ ubbi Libération ñaari góor la ñu bett ca porte du millénaire ñuy sim seen mari ngaañ di def yëfi saay-saay police bu Rëbës moo doon def ay patrouille ba fekk leen
ñuy warante l'observateur nañu ñoom ñaari góor jigéen yooyee ba ñu leen bettee ñuy def yëfi saay-saay kenn ki dafa daw soobu ca géej ga ñu wàcc xew-xewu jamono yi te wax ci tiis yi war ci kaw presse réew mi journaliste bii di Awa Dabo journal Vox Populi xëy na di ñu ko tàgge ba bind ne aw mu daloon mi dal ak tey ak lewet ga mu ñëwee woon noonee la demee. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen it ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd bi ci xibaar yi laata ñuy tàggoo ñu dem ci beneen studio ba fekk fa Mamadou Ndiaye ak soxna Mary Bey li ci internet bi ngeen dégtal ñu ko sëñ bi ñu ngi lay nuyu Mamadou. ñoo ngi lay fay Chérif di nuyu téléspectateurs yi internet bi wax nga ko waxtu bi jot na heure bu baax bi ñu ñëw yaatal li xew ci biir internet bi. lu ci gën a fees. li ci gën a fees nag mooy immigration clandestine yi gis nañ vidéo yeeg partage yi ak la xew France bi nga xamante ni lëmbe na àddina maanaam réewu jullit yëpp dinañ ci ñëw ak taxawaayu réseaux sociaux yeeg internet yi surtout ñenn ñi nga xam ni jàpp nañ ni seen xalaat dafay am solo surtout ci période yi. muy lu am solo kon mbokk yi buñ daan di rek tëjee xibaar yi Mamadou Ndiaye ak Mary Bey ñëw yaatal ko bu leen dem fenn kon toog leen ak ñun ñu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm.